assalaamu aleykum tabaarakallahu ñi ngi dellu si waat di ziyaare mbokk yu tedd yépp di leen ndokkeel ci weer bu tedd bi te di shahru Ramadan tey ñu fas yéene dellu si ci phase numéro 25 ci histoire Dajjal yonent yàlla Isa ibnu Maryam bi Dajjal disparaître par pouvoir magique yonent yàlla Isa alayhi salaam utiliser pouvoir spirituel dal di disparaître topp ko bi ñu demee ba Dajjal bëgg dugg ci ville de Lout Isa alayhi salaam dal di koy rey ci buntu ville de Lout bi mu paree daldi wëlbatiku bi mu ñëwee mi ngi fekk organisation bi mu fi bàyyi woon bi muy dem journaliste yi ñi ngi continuer di diffuser en direct parce que technologie bi Isa ibnu Maryama anéantiroon dafa bàyyi woon journaliste yi ñoom seen bos opérationnel waaye imaam al Mahdi ngi taxaw ak compagnon yi ñi ñëwoon pour seetaan si it ñi ngi wër masjidil aqsa di seetaan waaye armée bi Dajjal jotoon dressé ak seeni char ñu waxoon dañu war a raser masjidil aqsa ñoom it ña nga taxaw ku ci nekk ci soldat yi yaa ngi jaaxle Isa ibnu Maryam di dox mi ngi téye kaamilu alxuraan bi ci loxo ndeyjooram waaye mi ngi gàddu yat bi nga xam ni moom la reye Dajjal ci loxo càmmooñam bi mu agsee mu ñëw nuyanteeg imaam al Mahdi daldi jël yat bi delloo ko daldi tourné ci mbooloo mi ni leen bëgg naa am kàddu yu ma leen dénk waaye pour ma dénk leen kàddu yooyu faw ngeen may ma tuuti ma dem ca mer Rouge plongé ci biir am lu ma jëli soogay dellu si waat dénk leen kàddu yooyu mu ni waaye loolu yépp dingeen ko mën xaar ndax diggante bi may jóge fii ci yéen dem ca mer Rouge ak bu may dellu si waat ma ngay tolloog diggante ba ma jógee xayb di wàcc ci monde shahada kon boo ko nattee sunu temps bii 1 minute lay jël ñëpp a ngi ni tekk di seetaan Isa ibnu Maryam daldi tourné jàng yaa faradu jalla jalaaluhu daldi disparaître bi mu disparaître mu plongé ji ca biir mer Rouge di dox ci biir ndox mi ba yàgg te bul fàtte mi ngi kaamilu alxuraan bi ba léegi ci loxo ndeyjooram te tooyul moom ci boppam ndox mi tooyalu ko parce que par pouvoir mystique la organiser demam bi ci biir mer Rouge
muy dox ba yàgg rekk seen benn valise boo xam ni wurus lañu ko binde. mi ngi rafet ba boo ko xoolee ci biir ndox mi dangay defe ni miroir la ndax danga ciy gis sa bopp. waaye valise bi caabi ji code la. yonent yàlla Isaa alayhi salaam ñëw ba ci valise bi mu jël baaraamu loxo ndeyjooram daldi koy teg ci palaasu clé bi rekk benn lumière daldi manifester. lumière bi mi ngi bind bismillahi rrahmani rrahim wa xafaynaa bi Isa ibni Maryama wa ataynaahu l injil. ndeke moo doon koddu valise bi daldi tijjeeku. bi mu tijjeekoo Isa ibnu Maryam daldi jël benn livre ci biir ndax moo ci nekkoon. livre boobu mooy injil bi nga xam ni moom la alxuraan wax ni ci mission Isa bu njëkk bi moom lañ ko joxoon comme téere wa xafaynaa bi Isa ibni Maryama wa ataynaahu l injil. mu gàddu injil bi ci loxo càmmooñam génn géej gi di dox. réaliser pouvoir mystique bi mu tàmm réaliser daldi teew ci masjidil aqsa. ma nga fa fekk ñépp ña nga taxaw. waaye bi ko peuple bi gisee ñi ngi xaw jaaxle ndax bi muy dem benn téere alxuraanul karim la gàddu woon ci loxo ndeyjooram. bi muy dellusi gis nañu gàddu na beneen téere ci loxo càmmooñam mu nekk ñaari téere. beneen bi leen yéem mooy daf leen waxoon ca mer rouge la jëm te gisuñu jàllaabeem bu jaune bi tooy. gisuñu it téere ya mu yore tooy. Isaa ibnu Maryam daldi dox ba ci seen digg mu taxaw. bi mu taxawee seen dégg mu ni yaa bani Israël, ô peuple d'Israël. mu ni dama bëgg yéen ñépp ku ci nekk mu alma noppam ci benn moment, alma xolam ci benn moment, alma roxam ci benn moment pour déglu parce que li may wax lu am solo la. mu ni li jiitu mooy man jaamu yàlla laa. beneen bi mooy yonent yàlla laa. sama ñëw bii ma ñëwaat dama ñëw pour wane dëgg. waaye wane dëgg bi mooy imaam al mahdi moo représenté diinal islaam te ñun yonent yépp ay jullit lañu kon ci diinal islaam lañu bokk. kon farata la ma wane jàppale bi ma ko war a jàppale ci mission wam. beneen bi mooy yéen ñépp yéen a ngay demander ana Masiix Dajjal. ma di leen yëgal bis ni ki tey ni Masiix Dajjal dee na
dee na ca buntu ville de Lod. waaye di ngeen demander it ni ana bàmmeelam. jarul ngeen di sonn ci bàmmeelam. bàmmeelam mooy jahannama. bu ngeen di laaj nag fan lañ ko mujj gis, su ngeen demee ba kër Iblis ca ville de Lod ngeen yër teenam boobu mu daan jële bague magique am, fa lañ ko mujj gis. mu ni beneen bi ma leen bëgg leeralal mooy dajjaal deewul rekk moom kese, parce que bi dajjaal di dee dafa deewaaleek injustice, kon injustice dee na bis ni ki tey. dafa deewaaleek corruption, kon corruption dee na bis ni ki tey. dafa deewaaleek inégalité, kon inégalité dee na bis ni ki tey. dafa deewaaleek tyrannie, kon tyrannie dee na bis ni ki tey. dafa deewaaleek méchanceté, kon méchanceté dee na bis ni ki tey. yii yépp nag ànd na ak dajjaal bis ni ki tey ñu dee ànd ak moom. kon beneen monde mooy commencé, beneen vie mooy commencé, beneen organisation mooy commencé. organisation bi commencé ci li muy njëkk tegu comme base fondamentale mooy benn baat bi mooy bismillahi rahmani rahim. xul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad lam yalid walam yulad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. kon man Isa ibnu Maryam duma doomu yàlla. yàlla amul doom. yàlla jurul te kenn juru ko. tànn na ci ay jaamam jigéen ju sell, jigéen ju sàmm boppam, mu def ci moom leer gi nga xam ni mooy leeru kun fayakun bi nga xam ni moo sabab sama juddu man Isa sama yaay di Maryam. kon jaamu yàlla la, yonent yàlla la. waaye sama ñëwit li ko sabab mooy wan leen ni religion bi benn la, muy religion islam. wan leen ni ñun yonent yépp ci religion boobu lañu bokk. moo tax ma ñëw ànd ci religion islamique, fas yéene ànd ak imaam al mahdi mi ko fi représenté. dellu ni yaa bani Israël, au peuple d'Israël, dëmmooyu leen tooñ, dëmmooyu leen diviser, dëmmooyu leen caaxaan, te ngeen wut si ngëneel ñu gidde leen man ak imaam al mahdi. jëme leen fan? jëme leen ci siraatal mustaqim, waaye jëme leen ci dalu xel, jëme leen ci dalu xol, jëme leen ci richesse. mu ni fii ñu taxaw ñaari njaboot a ko seq. benn bi di njabootu Palestine, benn bi di njabootu Israël. ma di leen dëggalal ni bis ni ki tey njaboot googu ànd nañu nekk benn njaboot, muy njabootu jullit. di leen wax ni bis ni ki tey état Palestine mooy cohabiter
ak njabootu Israël. bis ni ki tey man palestinien la, man israélien la, jeex na, man jullit laa rekk ay jóg. bis ni ki tey amatul nationalité, amatul ethnie, parce que ñépp benn baat moo leen tënk, muy baatu jullit, bootu ci ginnaaw sayyidina Muhammad sunu sang sallallahu alayhi wa sallam. mu ni pourtant annoncé naa leen ko, waaye dañu falsifié sama wax. daldi tàllal loxo ndeyjooram teg ci alxuraan, tàllal loxo càmmooñam teg ci injiil, ni yaa bani Israël, ô enfants d'Israël, ana ñi mën a liir, ana ñi mën a jàng, ana ñi am xel, ñëw leen ngeen tijji liir alxuraan. su ngeen paree ngeen liir injiil, ndax di ngeen ci gis wuute. walla ngeen ñëw tijji liir injiil, su ngeen paree liir alxuraan, ndax di ngeen ci gis wuute. benn différence amu ci. la yàlla doon santaane démb moom la santaane tey. ñun ñëpp ay jullit lañ, ñun ñëpp ci islaam lañu bootu, kon dara waruñu diviser. su ma jugee léegi dana ànd ak imaam al mahdi ñu dugg ci biir masjidil aqsa, organiser gouverneuru islaam yi. réew mu nekk dinañu fa yabal gouverneuru islaam mu ànd ak ña nga xam ni ñoo dëkk ak moom ca réew moomu, liggéey ak ñoom. ñu liggéey pour lan? pour sunu développement. liggéey pour lan? pour sunu dundu àdduna. liggéey pour lan? liggéey boo xam ni ñéppay jëriñu ci, ñépp ñoo ci tolloo, kenn du ci xeeb kenn, kenn du ci ëppalante. waaye loolu yépp nag mu tegu ci siraatal mustaqim. waaye loolu yépp nag su àntoo ci benn baat lañuy tënk suñu dund, ñun waa àdduna, ñun xeet yi fi daje. baat boobu mooy lan? mooy baatu salaaman. salaaman, salaaman, ndax à partir d'aujourd'hui jàmm rekk mooy am. daldi tàllal loxo imaam al mahdi, mel ni ku koy wax ñëwal ci discours bi. imaam al mahdi dox bu dal ba ci yonent yàlla Isaa ibnu Maryam. mu tàllal ko loxo, Isaa ibnu Maryam nuyu ko. ñu nuyante ñoom ñaar, joxante seeni loxo ndeyjoor. imaam al mahdi jël loxo Isaa ibnu Maryam yëkkati ko ca kaw, waaye jël yat bi mu téewee ci loxo càmmooñam yëkkati waale ko ca kaw. nit ñépp ngay xoole, nit ñépp nga yéemu. imaam al mahdi ni bismillahi rrahmani rrahim. iza jaa nasrullahi wal fatuhu wa ra'ayta naasa yadxuluuna fi diinillahi afwaajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kaana tawaaban. yaa allahu kun fayakun rek taw mi sóob. taw mi yépp ci àdduna, ña nekk ci guddee ngay taw, ña nekk ci bëccëg ma ngay taw. planète bi yépp taw mi di sóob. jullit yee nga yëkkati seen loxo naan laa ilaha illa allah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. waaye ñépp nga yooxu naan bismillahi rahmani rahim. iza jaa nasrullahi wal fatuhu wa ra'ayta naasa yadxuluuna fi diinillahi afwaajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kaana tawaaban. naan laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah. taw maa ngay sóob ci planète bi yépp. kon xam naa fa tabarakallahu foofu la ñuy yam ba ci phase bi ci topp rek ñu àggale incha allah. assalaamu aleykum
wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Assalaamu aleykum. Tabaarakallahu. ñi ngi dellu si di ziyaare mbokk yu tedd yépp di leen ndokkeel ci weeru barke bi di shahru Ramadan. tey ñu fas yéene ñëw ci phase numéro 26 ci histoire Dajjal. yonent yàlla Isaa ibnu Maryam ak imaam al Mahdi ña nga jàppante loxo. jullit yi ña ngay célébrer victoire u islam ca buntu masjidil Aqsa. waaye yàlla it mi ngi leen di wàcceel taw moo xam ni benn gud bu nekk ca taw moomu yiw la. àdduna fépp di taw. bi nit ñi commencé di tooy imaam al Mahdi wax leen ni kenn ku nekk mën na delluwaat fa mu jóge woon, parce que moom ak yenent yàlla Isa alayhi salaam mu ni leen dafa am mission bu am solo bu ñu war a doxal. ñu daldi tas assistance bi. waaye journaliste ya doon diffuser en direct ca seen chaîne de télévision ya ñoom ña ngay commentaire ca seen biir diggante Dajjal na mu meloon ak fi mu tollu woon ak ci benn laps de temps li leen Isa ibnu Maryam wax ni règne bi nga xam ni moom la Dajjal doon régner sur terre jeex na. loolu jaaxal leen ñu di ci waxtaan. ca boobu fekk na compagnon imaam al Mahdi ña nga évacuer masjidil Aqsa pour xëjal yenenti yàlla Isa ibnu Maryam ak imaam al Mahdi ñu mën a doxal seen mission. ñoom ñaar ñu ànd dugg ci biir masjidil Aqsa julli ñaari rakka sante ko yàlla. bi ñu paree ñu toog jàkkaarloo ñoom ñaar ci diggu masjidil Aqsa. imaam al Mahdi nga tëjji téere alxuraanul karim. Isa ibnu Maryam ma nga tëjji moom it téere alxuraanul karim. mu jàng moom imaam al Mahdi suuratul fatxi. Isa ibnu Maryam it jàng suuratul fatxi ba mu jeex. bi ñu ko àggalee ñoom ñaar benn ëmb lumière daldi bëtt diggu masjidil Aqsa daldi génn seen diggante ñoom ñaar. ëmb lumière bi benn bu ca nekk benn turu yàlla bu ñu codé moo ci ne. ñu tànn ca juróom ñaari tur ci ëmb lumière boobu daldi ànd jàngandoo ko ñoom ñaar. biñ ko jàngandoo ba pare ba nga xam ni lépp lu cay secret lépp lu cay ngëneel borom bi jox na leen ko ci jotaay boobu. ca la ko imaam al Mahdi jox tur yi nga xam ni ñoom la foog comme ay gouverneur ci réew mu nekk ñan ñoo mën liggéey ak ñoom. Isa ibnu Maryam daldi apprécier
kenn ku ca nekk ca fa sa mission nekk ñu yabal la fa waaye ñi nu yabal ñépp dañu leen wax ni ku dem rekk na ngeen dajale expert yi nga xam ni ñoom ñoo xam budget bi réew moomu soxla pour ñu mën ko développer bi expert yépp daldi defee seen compte rendu ñu jottali message bi yonenti yàlla Isa alayhi salaam ak Imam al Mahdi ñu demandé kenn ku nekk ci gouverneur yooyu laaj la fan nga bëgg fekk alal bi nga xam ni moom nga soxla pour liggéey nga joxe béréb boo ko bëgg fekk ñi am banque yu nu joxe ñi am résidence yu nu joxe waaye ku ci nekk ci 5 minutes wax nañ la ni la demal ca béréb boobu budget ba nga soxla boo ñëwee waxuma budget bi rekk nga fay fekk mais double budget bi nga fay fekk ba nga ñëwee it noonu nga ko fekke te la yéeme mooy jaarul ci ay nit yu gàddu ay valise di ko indi parce que Imam al Mahdi ak yonent yàlla Isa alayhi salaam ci secret kun fayakun la nu jaarale alal jooju ñëpp jot ca réew yépp commencé di développé wu lépp loo xam ni dañ ni woon jafe-jafe la ci àdduna yàlla dindi jafe-jafe ba mu set remplacer ko ak ngëneel nit ñi di dund boo xam ni kenn sonnatul ci soxla richesse ndax Imam al Mahdi ak yonent yàlla Isa dañu mettre à la disposition des musulmans banque yoo xam ni ku soxla soo demee ñu war la lebal dañu lay laaj li nga soxla ñu jël ko may la ko ba tax nga daan dégg hadis yi ñëw ca dundu yonent yàlla Isa alayhi salaam ñuy wax ni su wàccee dana am période boo xam ni dañuy séddale alal dana dem ba sax jullit bi ñu jox ka fekk na soxlootu ka ndax la mu am rekk dafa bare ba doy na ko ca jamono jooju lañu toll banque yi nga ñëw pour def crédit banque yi jël jox la waaye fu ñu toll ci àdduna bi ñu gis ni nature bi yépp dafay naat garab bi nga daan xam ni boo ko jiwee dana am 10 jours pour mu commencer di sax garab boobu léegi boo ko jiwee dans les heures qui suivent lay sax ci baatu kun fayakun waaye garab bu daan am 20 ci ay fruits garab boobu léegi 100 ci ay fruits lay am yàlla jël lépp loo xam ni dafay neexal dundu doomu aadama indi ko ci àdduna ci jamono jooju moo am bis yonenti yàlla Isa alayhi salaam demande Imam al Mahdi turu benn gouverneur Imam al Mahdi ni ko gouverneur boobu dafa am benn frère am boo xam ni dafa feebar moom la demoon seeti ko hôpital rek yonent yàlla Isa alayhi salaam daldi muuñ ca muuñam bu rafet boobu ne kon de ndekete àdduna neex na waaye ba léegi am na ñoo xam ni yëguñu neexit bi ndax ñi ngi feebar daldi ni Imam al Mahdi nañu ànd dem ca Kaaba ga ñu jóge Jérusalem ànd ak ay jullit daldi dem Màkk bi ñu demee ba Màkk ñu def seen tawaaf ñoom ñaar Isa alayhi salaam ak Imam al Mahdi ba ñu defee seen tawaaf ba àgg ci juróom ñaareelu tuur bi Isa alayhi salaam ca la tàllal loxoom yàlla
imaam al mahdi yi tàllal loxoom, jullit yi fa nekkoon di tawaaf ànd ak ñoom tàllal seen loxo, mu ñaan yàlla ni yàlla na nga wéral ñi feebar, ñaan yàlla ni yàlla na nga viddal hôpital yi ba dootul amati malade. Ndekete ñaan ba yàlla nangu na ko ci kun fayakun. Le lendemain rek malade yi gënoon feebar kenn ku ca nekk commencé di wér ba médecin yi leen doon faj sax jaaxle, lépp nekk par miracle. mu dem ba hôpital yi ku feebar nekkatu ci. ña doon liggéey ci wàllu médecine dem ba gisatuñu sax ku ñuy faj. dund bi toll ci neexit foo xam ni nit danay dund ànd ak richesse am booleeg am wér gi yaramam. waaye fu ñu toll ci àdduna rek baatu jàmm rek la ñuy dégg. quelques problèmes yi am tuuti imaam al mahdi day désigner ay nit ñoo xam ni ci réew mu nekk ñooñu ñooy régler problème yi, te problème yu tuuti lay doon. ñëpp dellu nag taxaw ci siraatal mustaqim jublu yàlla. ña nga xam ni ci yeneen religion la ñu bokkoon gis nañu le prophète Isa ibnu Maryam en personne mu wax ni du doomu yàlla, wax ni jaamu yàlla la, wax ni yonenti yàlla la. ñu gis idéologie bi Isa ibnu Maryam ànd ak imaam al mahdi ci religion islamique tax ñoom ñëpp bàyyi la ñuy def daal di adhéré. ña nga xam ne ñoo ci xawoon a am réticence, Isa ibnu Maryam dem seeti leen par pouvoir mystique. mooy dañuy jékki saa rek gis ko mu taxaw ci palaasu jàngu bi wax ak ñi nga xam ni dañu amoon tuuti réticence, xamal leen ni bu dee moom la ñuy topp lii la mës a woote mooy diinal islaam, waaye bu dee moom la ñuy topp it ci religion musulmane la mës a nekk. ñooñu ànd ceeg moom. vendredi da ngay dégg mosquée yépp ñépp a nga bàyyi seen yitte nekk ci julli, waaye ñépp a ngay dimbalante, te ka ngay dimbali ku nekk moom mën na la dimbali. waaye bu nit doxee, àdduna bi toll ci mbaax foo xam ne bu nit doxoon bay bëgg fakkastalu pour daanu sax ka dend ak moom ay daw si téye ko ba du daanu, ndax xol yu ànd, ndax xol yu rafet. Isa ibnu Maryam ak imaam al mahdi ñuy jaabante diggante Jérusalem, diggante Makka, diggante Medinatul Munawwar. waaye Isa ibnu Maryam it ci diggante bi na ko yaayam waxe woon muy sayyidatuna Maryam, Isa ibnu Maryam jël na soxna. ñuy superviser nag liggéeyu gouverneur yi ci àdduna. ñu nekkee noonu pendant 7 ans. àdduna bi amee benn ressource boo xam ni ci lu doomu aadama mën a dunde kenn xamul nu ressource boobu toll. waaye la ca yéeme woon mooy àdduna bi yépp ña nga tegu ci ñaari xaqiqa. benn bi di ngërëmal yàlla ndax lu nu soxla ci yiw am nañ ko, beneen bi di yërmande yàlla ndax yàlla def na yërmande yi seen xol ba ki doon bañ nit bañatu ko, ki doon contre nit contretu ko, ki bëggul woon nit jukko boobu dañ na ci moom. ñëpp àndandoo nekk benn, ñëpp àndandoo nekk ci siraatal mustaqim. waaye ñaari dirigeant rek lañ doon déglu. rapport bu gouverneur yi def ñoom ñooy amee dernier mot yi, muy Isa alayhi salaam ak imaam al mahdi. ñuy dunde noonu pendant 7 ans ba xëy rek imaam al mahdi tàggu leen, wax leen ni waxtu bi nga xam ni war na jóge moom ci monde shahada dem barzaq waxtu ba jot na. donte ñëpp dañu amoon ci moom mbëggeel goo xam ni ak cofeel goo xam ni kenn bëggul woon mu dem bàyyi la fi, waaye mu wax leen ni demul. mu wax leen ni demul ndax ki nga xam ni jóge na ci monde shahada dem barzaq
te kim fi bàyyi mot mission bi kon demul mu ni leen te Isa alayhi salaam mi ngi fi te mot na mission bi kon mu ni sama gannaaw yéen ñëpp na ngeen wëlbatiku bët bi ngeen ma doon xoole ngeen koy xoole yonent yàlla Isa alayhi salaam ànd bi ngeen doon ànd ak man ngeen koy ànd ak yonent yàlla Isa ibnu Maryam ndax mën naa làqu ci seen bët ci ñenn ñi waaye juguma fi ndax Isa ibnu Maryam mi ngi fi tàggu leen ndeysaan ak ñenn ñi tristesse ba ñu àndal keroog daldi dellu ca dëkkam génn àdduna nu denc ka ca xabroom yonent yàlla Isa alayhi salaam nag ginnaaw denc bi moom mu daldi jël relève bi nag bi mu jëlee relève bi mu fas yéene nag wax waa àdduna ban feuille de route lay utiliser pour doxal mission bi ci 2 ans yi nga xam ni moo ko fi dese tabaarakallah kon xam naa fa tabaarakallahu bu ñu ñëwee ci phase bi ci topp rekk ñu daldi àggale assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu assalaamu aleykum tabaarakallahu ñi ngi dellu si di ziyaare mbokk yu tedd yépp di leen ndokkeel ci weeru barke bi di shahru ramadan tey ñu fas yéene ñëw ci phase numéro 27 ci histoire dajjal ginnaaw bi ñu dencee imaam al mahdi ba pare yonent yàlla Isa ibnu Maryam daldi convoqué gouverneuru islam yépp wax leen ni organisation bi nga xam ni moom lañu adopté woon ci dundu imaam al mahdi mu ni amul dara loo xam ni dañ ko ci changer lépp la ñuy maintenir waaye mu demandé 19 ci biir gouverneur yooyu wax leen ni leen kenn ku nekk ci yéen 19 yi ñu désigné na nga jël sa adjoint nga jox ko sa poste actuel te nga fexe rejoindre masjidil haram ca Makka 19 yooyu yépp daldi rejoindre Makka sans poser de questions yonent yàlla Isa alayhi salaam daldi continuer di doxal mission bi pendant 2 ans mais da ngay yëg ci doxal bi muy doxal mission bi ni am na benn vide ci monde shahada boo xam ni mi ngi nekk ci wetam moom yonent yàlla Isa parce que ci 2 ans yooyu dañu seetlu ni li muy méditer li muy wéet moom dong toog di méditer moo ëpp lu muy jaxasoog jullit yi ñi mu àndaloon ci zaman boobu dem ba gis ni actuellement dund bi yonent yàlla Isa ibnu Maryam di dund xayb la gën a jege ka shahada ndax li muy wéet di méditer moo ëpp lu muy dugg ci biir mbooloo jullit yi ñu xam ni am na benn vide boo xam ni mënu ko nëbbu waaye teewul rekk mu continuer diggante Makka ak Médine
ak Jérusalem. àdduna it continuer am stabilité bi nga xam ni moom la amoon ci dundu Imaam al Mahdi ba benn bés rekk yonent yàlla Isaa alayhi salaam war a quitter masjidil Aqsa ca Jérusalem mu tàggu leen wax leen ni bi muy ñëw yàlla daf ko boole woon ak ay malaayika ñu wàcce ko ca Damas mu wax leen ni it jot na mu delluwaat fi mu jóge woon wàcc te muy monde xayb jàng la muy jàng daldi disparaître. ñu dem ca ay jullit yi nekk Jérusalem laaj leen ana prophète Isa ibnu Maryam ñu ni prophète Isa ibnu Maryam wax na ni dafa wàccoon wax na ni it mission am jeex na kon delluwaat na waaye ñu bare foogoon ni dellu boobu mooy dafa yéegaat asamaan fekk dellu boobu ci beneen anam la amee ndax bi mu quitté Jérusalem moom yonent yàlla Isa ibnu Maryam par pouvoir mystique ma nga retrouvé wu ca masjidil haram ca Makka ma nga toog ndeysaan ak jàllaabe bu rafet ba ci diggante maqaamaam Ibrahim alayhi salaam ak kaaba gi toogaay boo xam ni kenn mënu la wax sagesse bi mu àndal nga jël oom ya tekk ci dënn ba ndeysaan sëgg karaw gu rafet ga 19 yi nga xam ni ñoo fi desoon comme ay nitu yàlla yu yàlla dénk kàddu ñoom yëg nañu ni Isa ibnu Maryam génn na àdduna ca lañu ñëw daje ndeysaan daldi koy jullee bi ñu ko jullee ba noppi daldi koy denc ca biir masjidil haram ca Makka wër Isa ibnu Maryam bàmmeelam jàng fa dernière formule ba nga xam ni moo desoon pour ay nitu yàlla jàng ko ci monde shahada bi ñu ko jàngee ba noppi nag kenn ku ca nekk ci ñoom par pouvoir mystique disparaître dem sa dëkku bopp ku ci ne 4 heures de temps nga ca teg daldi génn àdduna retrouver ji Imaam al Mahdi ak le prophète Isa ibnu Maryam ca Barzak léegi nag àdduna garanti nekkatu fi comme garanti nekkatu fi ya nga xam ni yépp yàlla daawu ko yëngal ndax rus ñi fi tegoon seen tànk yàlla jox leen ordre yooyu commencé nag ñoom it di def seen mission ñu tuddee que le début de l'apocalypse géej gi jóg ngelaw li jóg suuf si 3 heures de temps yu nekk ñu dégg benn tremblement te loolu war a durer 17 ans d'apocalypse wata gis nga ni àdduna doon mel ci stabilité ni àdduna meññee woon ci verdure yi ni ñu meloon ak ni univers bi rafete woon pendant 17 ans yooyu dina dem ba kenn dootul mënati xàmme àdduna ndax ni ko apocalypse bi di yàqe waaye fekk na ña yoroon garantie ba changé nañu jotaay jóge nañu monde shahada ña nga ca monde xayba waaye ñi waraloo nit wàccu yenent yàlla Isa ibnu Maryam te di dajjal ak ay conseillers ya mu amoon kenn ku nekk ci ñoom yàlla yóbbu na la ci béréb boo xam ni amatoo fa dogal te muy barzak béréb boo xam ni dootoo fa wax ministre mu exécuté dootoo fa wax
sa xarit mu exécuté dootoo fa wax sa lieutenant mu exécuté parce que kenn moo yore commandement bi mu di borom bi subhanahu wa taala. ñu ne lii mooy dund, lii moo doon dundu dajjal, waaye lii moo doon it ñi nga xam ni ay missionnaires universels lañu tel que l'imam al Mahdi et le prophète Isa ibnu Maryam. lii moo doon ni nga xam ni dund boobu war na ko doxe ak fi àdduna bi mujje ak organisation bi nga xam ni la nga cay jàng lépp mooy dara du wéy, lépp dana xëy benn jour mu jeex. te noonu la lépp di jeexe. su ko defee nag ñuy remercier tabarakallahu ña nga xam ni ñi ngi àndoon ak ñun ñëpp ci shahru ramadan bi di bàyyi xel leçon du ramadan yi ñu indi woon ca histoire dajjal. lenn lu ca nekk rek ñu jële ca njëriñ, waaye lenn lu ca nekk it ñu prévoir ko xam ni lii histoire buy ñëw la. su ko defee nag ñun ci suñu côté te muy xam-xam bi nga xam ni moom la ñuy utiliser woon di leen relater événement yi, xam-xam boobu la ñoo tuddee wala duniyaati. xam nga xam-xamu wala duniyaati am na ñoo xam ni xëy na duñu xam dëgg-dëgg doole xam-xam boobu, parce que xam-xam boobu yàlla daf koy dénk ñenn ci ay nitam ñi mu dénk mission universelle pour ñu mën a organiser nu nit ñi di àndeek ñoom. moo tax ñu leen di wax li ci kanam. xam-xamu wala duniyaati dafa am ci ñetti phase yoo xam ni daf ci opérationnel. su sa rox nekkee ci biir réalité boobu daf lay yóbbu dans le passé, indi la dans le présent, projeté la dans le futur. moo tax lenn lu ci nekk ci ñetti organisation yooyu da nga koy mën a nettali sans problème. su ko defee nag li ngay nettali te mu nekk dans le futur, yow jamono ja nga koy nettalee sa rox day ànd ci zaman boobu di ko dundaale. moo tax gis nga lu ñu wéet wax ko ci roq sax da nga koy dégg. xam nga wax naa leen ni tey bu dajjal ñëwee ak ni ñu xamee casquette politique bi nga xam ni yépp ni ñu koy waxee un homme politique ak ni mu nar siiwee, soo duggee ci Google interroger ko dina la bindal CV, dina la bindal même peut-être biographie, mais dana am lu la Google dul wax. lam la dul wax mooy li muy wax ak Iblis ci biir teen bi, loolu duñ la ko bindal ci histoire am. loolu il faut nga imprégné wu ci xam-xamu wala duniyaati pour mën ko dégg, pour mën ko relater. te mooy xam-xam bii ñi nga xam ni ci côté jàng téere xëy na ñoom ci lañu toll, suñu ko bëggee dégg nañu ko xool ci diggante histoire Qadir ak Moussa alayhi salaam. yenent yàlla Moussa alayhi salaam ci ulul azmi min ar-rusul la bokk. pourtant Qadir indi na ay interrogation ci dund Moussa, ndax ànd nañ Moussa ngi laaj te Qadir a ngi def, te Qadir la muy def xam na ko. benn ba nga xam ni moo ca gën a frappé Moussa mooy bi mu rayee xale ba Moussa tiit, parce que pour moom foofu la Qadir def amatul explication. waaye gis nga boobu fekk na Qadir du xale ba mu ray la gis, ëllëgu xale ba la mu naroon jural ay waajuram la gis. moo tax yàlla ni Qadir moomu ilmul laduni lañ ko jox. ilmul laduni boobu nag ñu ngi koy piser ci biir wala duniyaati. moo tax xam-xam boobu daf lay projeter dans le futur, mais daf lay yóbbu dans le passé, mais aussi daf lay indi dans le présent. ñi nga xam ni imprégné na ci seen rox amul lu ñu mënul nettali. lii xew fii léegi 1 siècle mën nañ la ca jox détail yoo xam ni da ngay defe ni lii passé na te fekk na ñëwagul. ay organisation la bu yàlla di def ci ay nitam. moo tax histoire bi ñu leen nettali lépp te mu concerné dajjal ci xam-xam boobu lañ ko basé, mooy wala duniyaati. wala duniyaati dafa am phase boo xam ni
dans le passé la lay yóbbu, en phase boo xam ni daf lay indi dans le présent, mais en phase boo xam ni daf lay projeter dans le futur. ñun nag ni ñu àndoon ak yéen ci shahru ramadan bi, phase bi nga xam ni moom la ñu jëloon pour jàngal leen mooy phase bi lay projeter dans le futur. wata gis nga liñ la nettali ci dajjaal yépp, liñ la wax ci yenent yàlla Isa alayhi salaam yépp, amagul dara loo xam ni ñëwagum na, waaye gis nga bu ñëwee nii ñu la ko jàngale, nii ñu la ko nettale, point du ci dañ, virgule du ci dañ. xam nga lu tax? parce que du sunu xam-xam rek bu ñuy foog wala bu ñuy xalaat ni nii la war a demee, wala bu ñuy natable ni d'après les hadiths nii la war a demee. dafay loo xam ni dañu ci teg suñu bët gis ko. buñ koy nettali dañ koy dund ci moment bi nga xam ni dañ koy nettalee, ba son voix yi nga xam ni daf cay nekk nañuy waxantee ca biir teen ba, na nga xamee ni réalité ya noonu lay doxe ca taxawaay ba ak ca melokaanu yére yeeg yépp, dafay fekk ñu jàkkaarloog moom nii, ndax wala duniyaati moo mel noonu. su ko defee nag liñ la cay nettali yow mi koy dégg pour lan la? pour préparer sa bopp ci mission boobu, ndax dajjaal boo ko weddee it dana ñëw, te bu ñëwee wax naa la ni nu tënkee wàllu na mu nekkee ku dangereux, mënuñu wax sax ba dab ko. kon lu nu wax ci moom rek raw na ko. waaw te su ko defee it jullit bi mu ci fekk fii ci monde shahada, soo teelul jàng melokaanam mën na la faagaagal wala mu yàq sa rox ba dugal ko ca la nga xam ni du bokk ci li gënal borom bi subhanahu wa taala. kon loolu mooy xam-xam bi ñu indi woon doon ko partagé ak yéen ci shahru ramadan bi, te muy histoire nit kooku ñuy wax dajjal. ñu indi woon ko jaare ko ci wala duniyaati. yal na yàlla taxawu ñëpp ci zahir ak ci baatin. yal na yàlla may ñëpp ñu fekke waat déwén ba ñu indil leen beneen xam-xam. yal na yàlla mottali seen dund ci shahada. yal na yàlla nangu koor gi yëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, barke Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani radiyallahu taala anhu. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.